barakatuh. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ñu ngi leen di ndokkeelaat bu baax a baax ci bis bu tëdd bii di bisu korité bi 2021 ni ko Thiès TV mbaaxoo di defee rek di wër kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi nga xam ni ñoom waroon nañoo jël seen tànk jël seen loxo kenn ku nekk ci njaboot gi mu dem balu la àq loolee nag xëy na du mën a daje waaye ci occasion bi nga xam ne Thiès TV dina koy may kilifa yi ñuy aadawoo nag di leen wër di leen jox dëkk suñu micro ngir ñu mën a saafonte ak mbokk yi ak njaboot gi jullit ak ku dul jullit sax war na la metti muy lii xew Palestine loolu bëgg nañ nga àddu ci ak li nga xam ne tamit mooy wàllu jeunesse bi ci seen wàllu bopp li nga xam ni wër na tamit ci jamono kenn ku nekk di ko bàyyi xel ba président jël ci position tamit loolu tamit ñu bëgg nga bàyyi ci xel ak it sa kaddu gi nga xam ni moom ngay ñi nga njaboote muy zone est ak li nga xam mooy njabooti Thiès yëpp sa kaddu gi nga xam ni moom nga leen war a jox ci seen ndewenal moom daal lañ ñëwoon tey ñu ñëw dëkk la suñu micro di la nuyu nag di la baal àq di la baalu di ñaan yàlla suñu borom boo leen jëkkal. julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñuy waajur sant mbokku Sénégal yëpp naam di santaat tam ci bis bi nga xamante ni bisu feetu musulman yi la ñu sant jullit yëpp di nuyu waa Thiès yëpp particulièrement nag la commune de Thiès Est ak koñ bi ñu fekk tey di Cité Senghor ñu leen di nuyu di leen baal àq di leen baal àq yal nañu yàlla boole jéggal yal na yàlla dolli nu sutura te barkeeral lépp suñu jàmm yàlla guñ ci def ah li nga wax nag tey dañ ciy am mbégte ci bi ñu yàlla maye ñu fekke waat ba ngeen ñëw fi defe naa ni daaw ñëwoon ngeen fi kon bu ñu fi yàlla bàyyee ba ngeen ñëwaat ren sant yàlla moonu war parce que nag du sunu njàmbaarte dogalu yàlla la waaw di leen sant tam ci liggéey bi ngeen di def gis nañ ni mu nekk loo xamante ni lu am solo la nag defe naa ni rek comme ni ñu ko wax rek bi ngeen di door ak léegi gis nañu vraiment ni mu évolution bi mu am donc loolu dañ ciy sant yàlla waaw di wax ni ñu ngi delluwaat rek di delluwaat nit ñi comme ni nga ko waxee rek sànq bi ñu jógee ci jumaa ji xutba bi defe naa ni ku ko dégg loolu rek doy na sëkk jàngale ba toll nañ ci jamono yoo xam te tam ñëpp war a delluwaat ci yàlla comme li nga wax sànq ni li xew Palestine ak yooyu defe naa ni ku xool image yi xool leneen xam ni delluwaat nag ci sunu borom daf jot na waaw delluwaat fa bàyyiwaat sa bopp nag ak yàlla parce que bu dul loolu rek leneen loo def rek du am solo te defe naa nag fi ñu toll nii réew mi adduna bi toll na foo nga xamante ni dafa jaadu kenn ku nekk nattaat sa bopp kenn ku ne xoolaat bu baax a baax fi ngay teg sa tànk foofu la ñu toll donc bu ngeen ñëwee tey nii duñu def lu dul rafetlu ko xañ na dinañ am occasion pour wax nit ñi dégg xañ na jàng ci lenn war cee mën a bàyyi xel ci li nga xamante ni moo ne ci kanam. waaw ci wàllu Palestine ginnaaw bi nga ci waxee loolu nga xam maanaam metti na jullit yëpp waaye li nga xam tamit mooy wax da yoon waar yu fi am ci loo xamante ne jeunesse bi tam ñoo génnan vraiment di manifester wu ci lu bari ngir la am colère bu ñu doon vidé lu jëm ci ñàkkam xëy ak loolu te loolu la mu juree nag nekk na loo xamante ni métti woon nag kuy sénégalais parce que événement yi fi aman dama jàppan ni dafa war na taxaw indi seetlu bu mag a mag fexe ba apporter ci nag am ci ay solution yoo xamante ni mooy saafara loolu ndax defe naa ni nga waxee ni wàllu emploi avant loolu dafa bu emploi amoon wala xañ na bëgg-bëgg yu bari war na mën a ñu am yaakaar def naa ni loolu aman xañ na mën na bañ a am. dëgg la parce que bi ñu ciy jógee gis nañ ni taxawaay bi ci président amaat ci wàllu emploi recrutement yi ci domaine bu si nekk bu ko defee ak DRV yooyu yëpp bu ko defee yooyu financement yi donc moo xewoon ci jamono yooyu parce que nag demande sociale la boo xamante ni bokkoon na ci programme am mais demoon na ba nga xamante ni xañ na li indi woon lenteur bi moo waral lan nit ñi fippu ba mu ay bakken ñàkk ci kooku tam président ñëwaat nag xañ na dañaan signal bu fort lool moo tax mu taxaw xalaat ni nag li ko mën a saafara nag mooy li nga xam ne te it emploi mënu woon a ñàkk jeunes yi itam pourcentage du Sénégal defe naa lépp ay jeunes la kooku ñoom itam bu ñu taxawee ni dañu soxla nag
fu nu daane seen doole am xëy dafa jaadu kooku dimbali président la sax yàlla def na tam président taxaw ci seetlu déglu tam nit ñi déglu kilifa diine yi déglu kilifa aada yi xalaat ni lii mooy saafara bi moo tax mu génnee créé loolu ñuy wax affaire DER ak création emploi bi ñuy wax kooku dañ koy ci ñaanal yàlla tam mu réussir ci parce que bu ci réussir ndamu Sénégal la am nañ ci yaakaar nag parce que nag am réew moom boo ko yoree fexe ba di fa créer emploi dafa nekk jaadu parce que réew moo xam te ni presque 80% ay jeunes lañu ci jeunesse bi lañ féete te jàppuñu ci dara bis bu ñu fippoo rek dafay xaw a indi musiba malheureusement président comprendre na ko dañ koy ñaanal yàlla daal mission boobu ak yeneen projet nag mu gën ci taxaw parce que nag comme li ñuy wax rek sànq ci. ñàkku leen ay mébét yéen yu ngeen war a jooyal. yoo xam ne war na ko renforcer waat si yéen. bien sûr parce que yooyu yëpp itam ñun collectivité locale. ñun ay démembrement de l' état lañu. ñun ñu ay loxoom lañu. ay tànkam lañu. fa nu mën a àgg mënu fa àgg. donc kon ñooñu ñëpp itam bu xoolaatee yëf yi ay jubbante da ciy am ba nga xamante daf ñu war a bàyyi xel. parce que ñu mën ko àggaleel mission bi fu bëree bëri loolu moo tax itam dañuy appel boobu te dañ ko ciy defaale parce que comme dafa taxaw bëgg a indi benn rupture ab changement dafa jaadu ñun ñu ci nekk di nga xamante ni comme ni ma ko waxee rek ci lañ bokk ñu ni mën a bàyyi xel di ñu déglu xalaat li nga xamante ni buñ ko jëmee ci ñun dafay jëmale yi fii kanam da cee am solo. est-ce que recrutement boobu si wàllu emploi sóor nañ ci ñi nga xam mooy collectivité locale yeeg yooyu pour ñoom ñi nga xam ñoo gën a jege askan wi président bàyyi leen ci xel pour ñoom it ñu mën a jël côté boobu recrutement. waaw parce que loolu bu ñu ko defee d'après mën naa ni sax avec le ministre Yankhoba Diattara bi ñu jëkkee toog waxtaan ci lim noo xal ci moom mu yoree numérique li mu wax te it ci affaire emploi bi ñu ci waxtaanee. nee na lépp dafa war a jaar ci collectivité locale yi parce que ñoo gën a jege population bi kon buñ ko ci jaaree dafay nekk loo xamante ni war nañu moytu muy ñi nekk DER ak ñeneen ak ñeneen war nañoo fexe ba jaar ko fi ñu ko war a jaar su ko defee du am benn ségrégation parce que nag loolu mooy njariñu Sénégal parce que ak lu mën a xew collectivité locale looy mën a def jaar fa defe naa ku ko gën a jege population amul boo ci jaaree rek parce que lu ci dina nekk loo xamante ni critère boo soxla ñoom dañ ko fa mën a am te doo ci sonn te su boobaa tam liggéey bi dina gën a transparence population bi ku ne xam ni képp koo xamante ni corps de métier boo am ak niveau boo am war na fa mën a am boo ko fa tegee rek ñoom dañ nekk loo xamante ni ñun ay support lañ ci nekk pour mën leen ci jàppale te dama jàpp ni rek wax nañ ko duñ ko bàyyi noonu waaw monsieur. dégg naa ci li nga wax de li ma ci mën a teg comme yàlla def na affaire bi dem na ba ci yoon te it réew mu ne da nga sa yoon il faut nga mën a référé wu ci ay décision loolu moo tax ma ni nanu bàyyi loolu ak yoon xam nañ bu baax ni champ de course bi ak maison de quartier bi am na ci loo xam te ñu bari nañ koy confondre xalaat yoo xamante ni dafa nekk ci affaire titre foncier de l'État ak ab titre foncier privé donc loolu moo waral yoon ñëw ci mais ñu ngi ci taxaw parce que ñi ko yor ñëw nañ ba ci ñun xam yoon ni kayit ni yoon a leen ko jox comme nag yoon a leen ko jox dañuy xaar rek ñu vider loolu ba pare ñu soog cee xam ne ci ne pour que tam ñu lancer ci après rek ñu bañ cee indi benn jafe-jafe pour muy bañ a indi ay réeroo ci ñoo xamante ni ñoo bokk lépp parce que tam saytaane dafa bari dool surtout nag affaire suuf ak yooyu mais comme affaire baa ngi ci loxo tribunal ñu may ñooñu ba ñu vider affaire bi su ko def kenn ku ne xam foo féete ginnaaw bu loolu passé rek ñu sant yàlla di baal ñëpp ak comme ni nga ko waxee di baal ñëpp ak di souhaiter vraiment ci feetu Korité bi yàlla def jàmm dàq li nga xamante ni mooy mbas mi li nga xamante ni moo jaxase àdduna bi loolu day nekk loo xamante ni occasion boobu allahuma yooyu yàlla na ko yàlla barkeel ba képp ku ci yëkkati allahuma rek yàlla saafara fi li nga xam mooy naqar yi ak jafe-jafe àdduna bépp ba àdduna bi mën a stable parce que benn réew fi mu ne sa xel dalul kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di dalal comme ni nga wax rek. monsieur le maire bi ngay daaneel dafa mel ni kilifa dugg si na xam naa da ngay enchaîner rek dafa la kii gërëm université soog a jug nag daal di koy nuyuwaale. ok kon ñu sant yàlla bu baax comme li nga wax sànq rek kilifa gi dugg si di le ministre d'économie ak ministre
Yankhoba Diattara ki nga xamante ne mooy yore affaire numérique di ko dalal di ko jox wàccuwaayam di ko xam ni kër gi këram la te it defe naa ni rakk la si ñun mu nekk xamante ne tam ñu xam ko bu baax di ko ñaanal yàlla àggale mission ba fépp fu mu ko bëgg a yóbbu ak yaakaar juñ ci am rek ak ñëpp ñu ci àndal yàlla mottali ko ba àggalee mission bi confiance bi président de la république am ci moom li mu ko dénk du ñu mën a def lu dul ànd ci ak moom jàppale ko ci ñaane ko ci yàlla mu am réussir parce que nag c'est pour l'intérêt Sénégal la donc ñu ngi koy jox wàccuwaayam di ko dalal jàmm. jërëjëf monsieur le maire Pape jamono bu nekk muy ñëw fii di ko dëkk micro ndax moom da di responsable ci dëkk bi waaye amal njëriñ ci wàllu social ci wàllu lépp lu dul maire bi sax moom ci wàllu boppam war nañoo déplacé wu ñëw dëkk su micro ngir njëriñ ji njëriñ amal njëriñ askan wi. bu ko defee xam naa noonu la ñuy tarxise rek nuyu suñu kilifa gi nga xam ne teew na fi di ko ñaanal yan bii nga xam ne yàlla suñu borom yan na ko muy monsieur le ministre Yankhoba Diattara yàlla na yàlla suñu borom woyofal yan bi bu baax a baax xam naa dañ koy bàyyi ak sunu. ni ministre bi dëkk nii di Yankhoba rakk la xarit la compagnonnage bu yàgg la moom ñi mu àndal ñëpp di ràññee sëñ Abdou Aziz mi nga xamante ni ku ne xam na li nga xamante ni moom la nekk ci Thiès li ma koy wax rek doomi daara moom defe naa ni ku ni Alaaji Ndiasse Mbaye ci nga bokk kenn du la présenté ti donc di ko sant bu baax ci taxawaay bi mu nekk ci wetu ministre bi ak ñoom Sidibé nga xamante ni ñoom itam depuis ba mu commencé ba léegi ni gis nañ ni nga ko accompagner ak Assane Ndiaye bi nga xamante ni moom it defe naa ni lu bari ku xëy bu ne di nga gis poste yi mu ciy def lu am solo di ñaanal yàlla rek que mission bi comme ni ma ko waxee nañ yàlla nañ ci réussir ak jàmm parce que nag lépp looy def rek àndandoo gi booloo gi di parce que nit kenn benn xel doyul tey li nga xel poussé la rek mën na jëm mag mën na jëm xele donc yàlla na ni yàlla dàqal seytaane bon mission bi daal yàlla na àgg ak jàmm mooy l'essentiel bi but bi mooy na àgg yaakaar bi président am rek yàlla na ngeen def lu kawe njort yàlla na ci gis lu kawe njortam te it am nañ ci yaakaar parce que nag équipe bu jeune la bu dynamique donc nañ ko teg ci yoon wi rek damay jàpp ni bu ñu dégloonte dimbalante dina mën a réussir te it comme ni ma ko waxee rek am nañ ci yaakaar te it yal na yàlla dolli rek kon defe naa ni présentation bi ñooñu moom parce que ñooñu ñun ñooy ñoom xam nañ leen bu baax